war nañ mën a waxtaan saafonte pencoo ndax loolu la Sénégal soxla ci kaw loolu yëpp dafa am loo xam ne moo ko jiitu muy liggéey bi nga xam ne tey jii ku ne mouvement Pass-Pass ne liggéey ndax dañu ñëw ne duñu def ay slogan Pass-Pass li ko tax a jóg muy liggéey lu bëri wax lu néew foofu lañu teg suñu tànk li ko waral tolluwaayu Sénégal defuñu ko ngir tudd ma Samba wala tudd ma Demba ndax soo leen di tudd xëy na seen jikko wala seen doxalin moo dëppoowul ak li nga xam ne mooy sa gis-gis te ñun ñëpp ñu nekk ay citoyen am dogal ci réew mi am fi sañ-sañ ba nga xamee ne tey jii ku ci nekk sañ ngaa teg sa ndënd taxaw wax ne lii laa bëgg ñii laa bëgg doxalee Sénégal njiitu réew ci boppam dalee ko ci Senghor ba fu ñu toll nii fu musaan def déclaration le 4 avril suñu mag ñu baax ñi daan nañ ñëwaat def la version en wolof ngir lan ñëpp mën a dégg wax ci bokk na ci li nga xam ne bokk na ci suñu soppi doxalin bi nga xam ne moom lañ bëgg andi ci réew mi muy dindi complexe bi ñu am par rapport ak la langue française duma fi toog naan damay làkk lii damay làkk lii dama ndax loolu soxaluma sama jëmmi bopp soxaluma moo tax ma ne du may def plateau li ma soxal Sénégal li ma soxal mooy li avancé réew mi li ma soxal mooy naka la ñuy fexe ba Sénégal yi li nga xam ne mooy seen besoin primaire ñu mën ci taxaw ba bépp modèle de développement boo xam ne bëgg nañ ko koo ci woo mu mën la fekk si ñu bàyyi politique gu naxaate bi su ma naan du ma politicien c'est parce que fu ma mënti ñëw du ma diggee bu kenn xaar ci man ma ñëw ne naa def lii naa leen defal lii naa def lii fépp fu ma ñëw la fa ne damay ànd ak ñoom ci loole ñu seet naka lañ koy saafaroo ba képp ku xam ne yaa ngi ci réew moomu wala yaa ngi ci gox boobu nga mën a retrouver wu par rapport ak li nga xam ne mooy doxal ci foofee amul benn politique boo xam ne mën nga ñëw teg ko ne dama koy def mu daj ndax lan région bu nekk wala localité bu nekk am na ay réalité te réalité yi nga xam ne moo fa nekk loolee la ñu war a seet naka lañ koy améliorer développer ko ba képp koo xam ne yaa ngi ci gox boobu nga mën ci gis sa bopp ñun foofu lañu teg suñu tànk du ma xuloo du ma xeex wante lépp lu ma wante mënti dégg day nekk loo xam ne rek dama koy bàyyi sama digg ginnaaw ndax nit ki mënut a ñàkk nga am waxu ginnaaw wante du ma fekk si nit ci loolu li ñu tàmm mooy def constat ak dénonciation ñun ñu ñëw ne dañuy andi solution bi mooy lan nañu ànd liggéey li may wax ni ku ci nekk na ko xool sa bopp tuddeewuñu suñu bopp Pass-Pass ngir ut tur dañuy ñëw ut maanaam tur bi dañuy bëgg mu dëppoox li Sénégal laaj ñun ñëpp on est tous conscients fii que ne Sénégal bu ñu bëggee mu weesu fii mu nekk foog ñu wekk suñuy loxo ngir mën ko liggéey naka lañ koy liggéeyee mbay maa ngi fi sama mbokk bool yi fi nekk xam nañ ne bay baa ngi fi est-ce que xam nañu lan la ñu exploité ci li nga xam ne mooy potentiel lu terre cultivable bi am Sénégal ñaata lañ ci exploité est-ce que xam nañu ñaata ndox mu neex la ñuy ñàkk at bu nekk ci réew mi te loolu yëpp chaque jour nit ñi taxaw wax ko chaque jour nit ñi taxaw pointé ko du doigt ana lan lañ ci def kan ci ñun ñu nekk fii yëpp moo fi mës a xëy suba ba ngoon jot te lekkoo loo xam ne ci mbay la jóge te liñ ciy jëfandikoo yëpp 90% yi ñu ngi koy jëlee bitim réew lan moo ko waral ci réew moo xam ne tey jii yàlla nàkkal nañu ñu am suuf su nangu ñu am ndox mu doy am ngelaw am naaj waroon bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo waroon ëpp li ñuy exporter seen mbay mais defuñu ko lu dul di ko jéggaani tey bu tubaab yi tëjoon seen arrêté woon seen bateau yi ñu arrêté avion ñaari fan ba ñetti fan lañ la ci teg ñu ne Sénégal am na famine bu yàggul la fi la fa benn rapport FAO génn ñu ne Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a soxla ndimbal ci wàllu lekk te yàlla may ñu loolu yëpp suñu baykat yi nekk fi doon ay jàmbaar ñu war leen mën a taxaw su may wax loolu damay bëgg wax ne la ñu waroon mën a def ci ndaw pour mën a dimbali baykat yi buñ ko defoon tey jii du ñu jéggaani dara lépp loo xam ne tey jii ñu ngi ko ci def nañuy jàpp ne ñu ngi dimbali baykatu dëkku jàmbur bàyyi suñu baykatu dëkk loolu la ñu wax ne ñun bu ñuy ne dañuy renverser la tendance par rapport à cela jël mbay mi jiital ko te su ma nee mbay
damay bëgg nit ñi seen xel di xalaat seen yaatu no du ñu ñëw rek na bay te du ànd ak industrie yi nga xam ne ñoom ñooy def transformation loolu ba la valeur ajoutée bi ñu ciy jëlee mën a des ci réew mi ñun loolooy suñu objectif. li ñuy bëgg mooy ku ci jéggaani dem bitim réew boo demee li nga fay soxla soo jëndee ñu lii Sénégal lañ ko defaree te ku ne mbay bu doy waxuma la bayu noor ak bàyyi nawet wala nawet bàyyi noor déedéet bayu at ndax am nañ ko mën nañ ko te war nañ ko mën a def ñu ne bu ñu defee bayu at boobu kon jur gi dina am lu ko doy mu lekk ba suur war nañoo kersaw je n'ai rien contre les Maliens ni les Mauritaniens et autre chose mais jooyu xol la ci man su ma déggee tabaski jot wala korité wala màggal ak yu mel wala gàmmu ñu ne foog ñu xar yi jóge Mauritanie wala xar yi jóge Mali lan la ñu am de plus que ñun ba tey jii taxul ñu war a mën a am loolu lu doy fii nii mais mbay bu doy at dana tax tey jii jur gi suur te jur bu suuree maanaam reproduction bi mën a gaaw te boobaa di nga am ndawal bu doy di nga am cuir ak yeneen yi nga xam ne day nekk ci élevage kon jóge naa ci mbay maa ngi ci élevage ku am tey jii ndawal bu doy xam ngeen ne bu boobaa doo dëkkee lekk jën kon bu boobaa tamit loolee danañ ko noppal donc bëri nañu tey jii ay pàcc yoo xam ne am na ci réew mi buñ ko toppoon Sénégal dina jóge ci jafe-jafe yi mu nekk wàllu liggéey bi ñuy wax dina ci jóge ñun suñu programme moo wax leen ko tey en exclusivité bokku ci ay nan la ñuy xeexee liggéey bi fii déedéet dañuy les conditions d'entrée yi nga xam ne moom la Sénégal di teg les conditions sélectives d'entrée pour ñin nga xam ne dinañ jóge ci pays limitrophes yi wala feneen di fi ñëw di ut si liggéey ñun foofu lañ teg suñu tànk ndax li ñuy wax benn pàcc rek laa leen wax tey bu ñu duggoon ci yeneen yi ndax su ma nee mbay nee na industrie secteur tertiaire bi nga xam ne tey lu ci bëri ci Sénégal moom nit ñi ci li ñuy yëngu dinañu am ci industrie boo xam ne mën nañ fa basé wu mais du noonu les grandes puissances yoo xam ne ñoo ñëw ubbi fi seen ay succursales Sénégal yi di fa liggéey ñu ne suñu secteur tertiaire dafa développé bu ñu nax suñu bopp naxante bi la ñuy bàyyi réveil de conscience bi nga xam ne moom lañ ciy wax loolu la ñuy def choc psychologique bi ñu bëgg Sénégal yi am ko loolu lañ leen di wax amul te amuñu luñ ciy ragal beneen pàcc bi ndax bëgguma yaatal ndax donte point de presse la ñuy wax comme ni ñu wax mais terewul je suis ouvert soo leen bëggee pour ay questions rapides ñu mën ci andi ay tontu ci li ma wax wala loo xam ne dégg ngeen ma waxoon ko ci taxaw naa ma wax li jëm ci wàllu daara ne dañuy intégrer les daara dans le système éducatif national mu nekk loo xam ne tey jii ku wax waxu wàllu yalwaan ci mbedd dara taxul lu dul taalibe yi bu ñu nee taalibe yi jullit ñoo tax ñuy wax Sénégal ñëpp xam nañ ne réew moo xam ne c'est une république ñu bokk ko ñëpp te yaatal ñëpp ci loolu wante diine war na gën a gis boppam ci doxalinu Sénégal ak nekkilinu Sénégal ci kaw loolu ñu ne bu ñu jëlee daara dugal ko dans le système éducatif national dina tax ñu mën a am un suivi meilleur boo xam ne dinañ ko def ci li jëm ci wàllu ci wàllu loolee suivi boobu li muy andi sëriñu daara bi nga xamee ne mu ngi daan jël ay ndongoom di leen bàyyi ci mbedd mi ñuy wër di yalwaat ngir am di lu ñu andi ci daara ji dootu ko soxla ndax dina fekk état ci boppam mën a am li ma xam ne moom moo warloon tax moom mu koy defal xale bi nekk ci daara di yëngu dinañ jël dugal leen ci structure yoo xam ne ay daara yoo xam ne foofu la ñuy continuer seen jàng te dara du ko rax ndax dama ne xale bu mën a dugal ci boppam ci fukki at baqara ba naas kooku du ma jël di ko yóbbuwaat école di ko jàngal ABC n'ayons pas le complexe de la langue français làkk la rek ni anglais doonee beneen làkk arabe doon beneen làkk ba olof bi ñuy làkk kon tey jii war nañu mën a jël suñu jàngin yóbbu ko ba nga xam ne ba doctorat ku koy def ci olof nga koy defee te ñu ngi ci tànk yooyu ndax loolu ça fait partie dafa bokk ci sama programme li tax may wax di ci boole français ndax xam naa ne mën nañ ma ko reprocher ne bëggul def déclaration en français mais day wax di ci boole ndax Sénégal noonu lay waxee kon damay wax a sama peuple fi ñu mën a fi ñu xam ne ñoom tey ji foofu la ñuy waxee ngir mën a dégg li nga xam ne moom lay loolu laa leen di wax liñ ci jublu ren gis nañu ci dogalu suñu borom mu am ñaari xale yu jigéen yoo xam ne 13 ans la ñu am baccalauréat ñu leen di yàlla rafetal seen doxalin ba seen njaboot la ñuy séntu fi ñoom ñu am ko ci te ñu jëriñu réew mi programme bi ñu teg
loolu dafay nekk loo xam dootuñu ne gulet Sénégal ndax dañu ne ki am fukki at wàccee kaamil dañ koy dugal école préparatoire pendant 3 ans mu jàng langue ak les acquisitions de base bu fa jógee dem université te li ma leen di wax ne am na yenn daara yoo xam ne ils ont osé essayer ko bañ ko defee gis nañ ci njëriñ ndax am naa ci ñaar ñu ma xam bàyyi leen bitim réew ñuy def master en économie ñii di def master en finance te ñetti at la ñu def ba ñu génnee daara ñu ne bu ñu leen def loowee loolu 13 ans nit ki dugg université 20 ans doctorat bi nga xam ne moom la ñuy def ci 7 ans te wala médecine mu nekk loo xam ne tey à 20 ans nit ki nekk docteur en médecine soo ko waxee xëy na fii mun na nekk loo xam ne dinañ ne mënta nekk mais tey jii ñu ñaanal yàlla ñaari xale yi ma jëli cité leen en exemple en 7 ans bu ñu defee médecine dañuy génn à 20 ans la ñuy nekk médecin yàlla na leen ko yàlla defal bu fekkee loolu mooy seen yoon ñu nekk loo xam ne liñ ciy jublu mooy diine feeñ ci jikko yi ñu bëgg a defaraat fii chaque jour ñu jooy ko Sénégal lu ñu xamoon ndaw respecté mag yërëm ndaw ñi loolu la ñu xamoon te loolu dem nañ ba commencé perdre suñuy valeur par rapport ak loolu dara waralu ko ndax dañ naan kilifa yi topp nañu la ñu dundalee seen njaboot ba talatuñu sax yar bi nga xam ne moom moo waroon am ci ñoom ñu ko ciy defaat ñu xam ne tey ji daara ak bu mu ci mën ci doon ndax nañ jàpp ne su ma nee daara ñun rek taxuñ ñuy wax diine yëpp laa ci dugal daara boo fa jaaree dana am lu ñuy def ci yow muy catholique bi muy musulman bi muy au niveau du judaïsme ba nga xamee ne kon jikko yooyu ñuy defaat jikko yooyu la ñu soxlawaat ci Sénégal ñu ne kon loolu day nekk loo xam ne lu ñuy defaat ñàkk jikko ak perte de valeur yooyu moo waral tey jii ñu gis insécurité bokk na ci lu yokk insécurité tey au niveau du Sénégal li waral insécurité boobu gis nañ ne léegi bu njëkk boo daan dégg ne nit dañ ko boom mooy nit dañ ko rey di nga toogaat lu yàgg doo dégg ñu ne am na ku ñu rey ci mbedd mi li koy tey da ngay gis xale yu ndaw ci boppam sax dañuy xeex jël gànnaay jam nit ñu ne suñu programme bu ñu ñëwee am na yenn yoo xam ne dañ koy delloosi li ñu naan peine de mort mooy ku boom ñu boom la ku rey ñu rey la man sama programme et je l'assume dama koy delloosi Sénégal incha allahu rabbi ku rey ñu rey la teguma ko fenn lu dul ki am xolu nit gi génn di doxi soxlaam nga dab ko boom ko man état su ma la jàppee dama lay boom amul demal ma ñëw ndax ni nga tooñee doomu jàmbur yow noonu la ñuy jëlee sa bakkan ni nga jëlee bakkanu jàmm kon loolu duñ ci dellu si waat ma waxaat ko tey ñun ñi xam ko la peine de mort incha allahu rabbi su ma jëlee réewu Sénégal en 2024 dinañ ko rétabliraat muy benn ñaareel ba toujours ci wàllu éducation xale yi ñu ne jàng dafay nekk lu obligatoire de 3 ans à 16 ans ni ma waxee léegi ci daara noonu la ñuy réformer système éducatif bi nga xam ne moo fi nekk dëppale ko li nga xam ne moom mooy suñu ay valeur ak suñu culture duñu jéggaani dara ndax toll nañu am nañu maturité boo xam ne xam nañu Sénégal fan la soxlaawee jàng accéléré ko fan la soxlaawee vacances wala lu ci jëm loo xam ne day dëppoo li nga xam ne moom mooy les réalités yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal te loolu dina nekk loo xam ne lu ñuy def la incha allahu rabbi ànd ci Sénégal yi li ñu ciy dolli mooy lépp rek ngir nit ñi xam lan mooy àq ak yelleefu réew mi ñu ne service militaire incha allahu rabbi day bokk loo xam ne lu ñuy remettre sur la table lu ñuy mettre en place li tax moo wax loolu ndax jàng naa ci fan yu néew ñu xamal ne ma ne lu loi wax ne lu obligatoire la au Sénégal benn disposition rek moo ñëw maanaam allégé ko ba moo tax tey jii ku ci jug sañatoo waratoo def sa service militaire li tax ñuy wax loolu tey dama bëgg préparer jeunesse bi à ce que ñu mën a xam lan mooy les valeurs de la République lan mooy valeur u drapeau national lan mooy valeur u nga gis homme de tenue mën a respecter la mu sol la mu doon loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg nañu xale yi ñu yeewuwaat ci te bu boobaa lu bëri dina ko dindi ngir bañ a guddal vraiment loolu bokk na ci li nga xam ne waxoon nañ ne suñu ñëwee dinañ ko bokk ak yéen lu jëm ci wàllu santé nekk na loo xam ne ñi ma jiitu am na luñ ci junj
l'accès à la santé pour tous am na loo xam ne wax nañ ko ci bi inondation yi amee depuis Paris defoon naa benn déclaration par rapport à cela ne leen première mesure bi ñu waroon jël mooy ñi nga xam ne ñoo féete Ndakaaru mooy loolu daloon leen ñu jël leen yóbbu leen au niveau de Diamniadio dëkkal leen fa en attendant ñu désinfecté fa ñu dëkk dindi ndox mi ba nit ñi mën a dellusiwaat ci am ci dëkkuwaay bu am solo nit booy jiite réew da ngay am yërmande ci population bi pas-pas ni ma taxee di wax ak yow noonu laay waxee sénégalais yëpp ndax ñëpp lañ ci woo wante duñu coaliser ak benn parti li ko waral ñëw nekkuñu fi di régler des problèmes de leadership pas-pas loolu taxu ko jóg population moo ñu tax a jóg tey jii képp koo xam ne nee na la mouvement pas-pas laa bokk ñoo ma investir élection mun ngaa kittaa bu nekk population bi ci boppam ñoo ko tabb pour mu nekk seen candidat Ousmane nekk coordonnateur Diourbel taxul mu nekk le candidat de Diourbel tey jii bu toogoon waa Diourbel ne dañuy taxaw ne dañuy dem ci élection yi te am na ñu mu ciy waxtaanal te pourtant c'est le coordonnateur tey jii bu ñu demee ba tënk daf naan ma ni Diourbel kii la ñuy jiital ni mu représenté bi te incha allah bi daf naa am naa ci yaakaar ne Ousmane te dinañ am candidat boo xam ne dina taxawal fii Diourbel ngir dem ci élection locale yi nga xam ne moom lañ jëm. bokk na ci li nga xam ne moom la pas-pas di njëkk a bañ te teel ko wax ci njëlbeen mooy du benn endroit boo xam ne bëgg nañ ci am ce qu'on appelle élu par défaut. élu par défaut mooy man Mouhamed Ben Diop maa ngi dëkk Gibraltar Centenaire muy commune Médina fa laa dëkk fa laa cosaanoo maa ngi cosaanoo HLM dëkk Gibraltar mais benn la rek bokkuma ci benn élection locale wala législative xam lu ko waral maire par défaut lay bañ muy nekk fenn législative bu ñëwee ñu fal ma dem nekk député jël ki nga xam ne mooy sama premier adjoint teg ko fa su ma nekkee président jël ki nga xam ne moom moo may remplacer ñu yóbbu ko assemblée ndax population bi ba ñuy accorder seen confiance man lañ waxal te yow Cheikh Bamba bu la waa Njaareem wóoloo ba jiital la na nga am ngoru jiite leen yeggaax ñoom ci liggéey bi nga xam ne moom lañ la doyloo mais bul dem ba ci biir sa jëlaat say ba teg ko feneen ba mu tax nga xëccu loolu ba jot ko jël keneen koo xam ne xëy na ba ngay jug ñoom gis nañ ko fi doyu leen ñu wàcc ko fi ñëw ànd ak yow nga jël xëy suba ne kooku mooy seen ji ñun loolu la ñuy bañ dañ ne képp koo xamee tey ji taxaw nga ne da nga bëgg localité na la wóor na buñ la falee localité boobu fa ngay toog yeggali mandat bi nga xam ne moom lañ la fa falee kon su ma lay wax loolu mooy lu jëm ci ay wàllu cumul de mandat xel xalaatuñ ko donc képp koo xam ne tey da nga engagé wu biir pas-pas ci loolu la ñuy doxee rax ci dolli Ousmane tey ji bu nekkoon suñu candidat Diourbel nga jóge fële Diourbel yépp xam la nga nekkoon fi maire toog gis doxalinu pas-pas doy la ba nga ñëw bokk ci donte bu fekkoon ni Diourbel yépp a ngi sa ginnaaw boo ñëwee da ngay boot ci ginnaaw loolu dafa bokk suñu doxalin tey li tax may dem élection ñëpp xam nañ ne je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 mënoon naa ne du ma def benn élection ba 2024 mais ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu investir localement ñu mel ni moom soxna Aïda mi doon wax lii ak ñeneen li tax ñu ànd ak ñoom tey jii ne dañuy dem ci élection yi ñoom liggéey bi ñuy def sur place loolu la ñuy récompenser ndax ñu gis ci seen bopp li tax ñu koy def c'est parce que am na loo xam ne liggéey nañ ko sur le terrain ba nit ñi am kóolute ànd ak ñoom kon bu ñu defee loolu ñun dana tax tey jii ëllëg bu ñu ñëwee taxaw na li fii lañ teg suñu tànk ñu mën a ànd ak ñun ci loolu amul kenn koo xam ne di nga def ni di nga ngarele parce que amu fa xam nañ ne daara buñ ko waxee lu ci bëri luñ ci baaxoo ay xale fay nekk donc tey jii 3000 daara yi nga xam ne ñoom nga wax ñu nekk diggante fii ak Njaareem nañ jàpp ne sëriñu daara ba la muy def c'est de l'éducation am na loo xam ne maanaam bu ñu joué ci mooy journaliste nga xam nga li may wax ak importance bi nga xam ne moom la am daara soo ma ko doon traduire tey ci français da nga naan ma école la mais dañ naan école coranique wala école religieuse pour mën a dugal diina yëpp su ma jëlee éducation daara yi dugal ko dans le système éducatif national def naa combler naa sa gap 85% voilà waaw muy benn ñaareel bi ma ne la buñ ko defee sëriñu daara yi ils seront considérés comme des enseignants donc ñooñu état mooy am lu mu warloo ak ñoom ci biir kaddu tontu naa la ma ne la l'éducation sera obligatoire au Sénégal de 3 ans à 16 ans
kon ça veut dire que tey ji képp koo xam ne doomu Sénégal nga te am doom bu am ñetti at ba 16 ans du yoon teg na ci yow daan bu fekkee ne jëloo sa doom yóbbu ko mu jàngi fi ñu koy jëlee suñu président Ablaye Wade bi mu fi nekkee te ñu koy ñaanal aussi yàlla guddal fanam bi mu fi nekkee nekk na koo xam ne jëloon na presque 40% du budget de l'éducation dugal du budget national dugal ko ci éducation li taxoon mu defoon ko c'est une volonté politique mooy président moo ne lii laa bëgg ndax dama am fu ma teg éducation bu ñu toppoon tey loolu budget bi gis nañ ne ci diggante bi doublé wu na budget Sénégal bu ñu maintenir pourcentage boobu rek nekk na loo xamee ne tey ji dafay nekk lu am solo loo xam day dugg ci système éducatif national yow xam nga ne njiit boo yoree réew loo ci def day nekk choix boo xam ne yow yaay toog décider ne orientation bii lay jox man dama toog man ne bu ma jëlee réew Sénégal sama ñeenti orientation laa am yoo xam ne mooy samay orientation majeure bu njëkk mooy dëkkuwaay nit ñi ak fa ñuy dëkk neel benn ñaareel ba ma ne la santé ndax li tax ma ne la santé wax ci juste benn phrase bëggatuma sénégalais boo xam ne boo feebaree da ngay weer sa jàngoro ngir mën a faj mooy woo télé yi woo rajo yi wax ne dama am feebar nangam wala sama doom lii wa ko dal wala nangam ak nangam di ñaan ndimbal Sénégal santé réew ci boppam moo war a faj njabootam dañuy toog ñun ñëpp ne doomu Sénégal lañ am na loo xam ne ñun ñoo war a yaat suñu bopp dañuy toog ñun ñëpp ñu ne réewu Sénégal lañ ñu toog ñu ne président de la République c'est le père de la nation yow ak say njaboot ak nu ñu mënti toll ndax ni ngay amee benn ñaar noonu ngay amee sa morom buy am fukki doom est-ce que dana gënale ay doom bu ko def ku feebar mu faj nga am ak nga ñàkk la yemale baay da nga koy doon ba faw ndey da nga koy doon ba faw sa njaboot lu ñu mënti dool ak fu ñu mënti am fu ñu mënti nekk di nga leen fa fekk di nga leen jàppale kon bu ñu ñëwee tey yilif réew mi kon war nañu mën a taxaw doomu réew mi ci seen wàllu santé c'était pas la question donc du ma ci yàgg ñeenteel ba ñu ne la éducation mu nekk ci priorité wu réew mi leneen li ñu ne dem ak dikk bi ndax bu ñu nee dem ak dikk bi boobu bëgg nañ tey jii ku jógee fii mën a faj sa soxla Dakar ci nu mu gën a gaawee dellu si waat buñ ne ma rek autoroute péage baa ngi fi loolu doyul bu njëkk ba autorail amoon na daan jóge Dakar jaar Njaareem ba yegg Touba tey gisatoo ko kon am na régression boo xam ne am na dëkk boo dem ci dëkk yu mag yi tey jii dañu jël loolee transformé ko kon nekk na loo xam ne dafa war nekk une volonté politique ba loo fi gis jàppal ne état lu mu bëgg a def ci réew bu ci jiitalee volonté politique ak courage boobu incha allah rabbi dina ci yegg. bu ñu jëlee mbay mi di ko def ci at muy benn ñaareel ba li ci ëpp ci surface yi nga xam ne dañ ko war a mën a bayee ñu jël ko di ko bay kon da la wóor ne li jur gi lekk danañ ko am mu doy boo amee loo lekk bu doy boo xam ne jox nga ko jur ngir ñu mën a reproduire dafay gën a yomb tey dëkk yi ngay wax lenn lañ ñu ëppalee muy surface mais tey ji muy Mauritanie bañ na ko ba république islamique la ñuy wax kon dëkku l'islam la Mali bëri na ay jullit te ñoo bokk ak ñoom fête li nga xam ne lépp ay fête religieuse la ñoo ko bokk ak ñoom Mali naka la mën a satisfaire sa population ci wàllu lekk ci wàllu jur bay ëpp ba mu am lu ëpp ñu andil ñu ko tey duñu xañ seen bopp di jaay Sénégal ndax bu boobaa nga dégg Maliens yi wax ko Mauritanie waxi nopp kon am na loo xam ne tey jii buñ ko defalee suñu bopp dinañu mën a satisfaire suñu bopp ndax bul jàpp rek ne màggal yi fii rek la ëppee du ñaaree mag kii rek ndax du màggal rek fi am ak yu mel noonu gàmmu yaa ngi fi leneen ak leneen a ngi fi feneen foo ci dem feet yaa ngi fi te noonu mu amee fii noonu la amee ci yeneen dëkk yi noonu la amee Mali noonu la amee Mauritanie ndax Mauritanie mag ziaru Nimzat baa ngi fa loolu yëpp ku ci nekk ba nga koy def am nga loo xamee ne daf la warlu nga koy def jëmale ko foofu te bu yàggul ndax xam naa ne say at maye na la ko xam nga ne Sénégal muy ndawal muy jën da nga ko daan am en abondance
tey jii buñ daan topp ba ci wàllu jën bi tey yabooy bokk na ci loo xam ne boo daan dem marché soo jàppalee maire yi sax ñu may la ko te léegi mënatoo ko gis ndax lan pêche en outrance bi nga xam ne moom la ñuy def. loolu daf may permettre ma ñëw ci li nga xam ne maa ngi ko doon wax te di ko wax saa su ne bu mu bett kenn su ma nee bu ma jëlee réew mi Sénégal lay jiital ci lépp xam mooy lan le Sénégal en premier Sénégal first ni américains yi taxaw ne l'Amérique first ma ne noonu lay taxaw ne Sénégal first te loolu junj doy na borom xel ba nga xam ne lépp loo xam ne am na ci réew mi te bitim réew teg ci seen loxo wala ilaa ñu jiite ñu ci te doomu Sénégal war ko mën a jël jiite ko incha allahu rabbi dinañ gis seen bopp ci loolu te li ma lay wax nii dafa am yoo xam ne courage politique moo koy may. ma leen ciy dolli muy loo xam ne jox ngeen ma occasion pour ma wax te bas j'espère que dina àgg fa mu war a am ndax bu fi jugee suñuy dox war nañu yóbbu ba Saint-Louis ma leen di wax en avant-première fii si Diourbel mais incha allahu rabbi ma jël réewu Sénégal dina am ñaari capital économique dinaa ko delloo Saint-Louis Dakar reste capitale administrative te loolu su ma ko waxee yéen journalistes yi di gëstu xam ngeen fan laa teg sama ci wàllu maa ngi leen di jaajëfal